salaamaaleykum internet enquête 221 yi dal leen ak jàmm enquête sur dellu si waat nag bi yoon nag dellu si ak ki nga xamante ne nag mooy grand serigne de Dakar Abdoulaye Matar Diop dellu si tamit ak ki nga xamante ne nii ci pencu ndaw réew mi am na fa baat waaye tamit nekkoon na fi ministre tamit dellu si ak ki nga xamante ne nii jamono yi tey jii moom mooy ki nga xam ne moo daal di jiite comité wu lébu bi moom la ñu fas yéene waxtaanee ndax xam ngeen ni Covid 19 oblige mag ñuy dicté wu luwaawam également def ay ravages yi nga xam ne gis nañ ko ci àddina gi yëpp waaye tamit gis nañ ko ci réew Sénégal bu nga xamante ne nii ça soit économique social ak li nga xam ne moom mooy sanitaire lépp tey jii nii le coronavirus mi ngi ci ñu bugg xam Sénégal ndax dina daal di génn ci crise bi nga xamante ne ni tey jii Covid 19 mëne na ko ñu dem bay wax ni troisième guerre mondiale ci ñenn ñi en tout cas. tey dinañ waxtaan ak ki nga xam ni xam na histoire au Sénégal xam na lépp ba ci politique bi ñu jàpp sax ni médiateur la ci lu mu mën a doon ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. grand Serigne ci kër gi incha allah fii seen kër la. macha allah yow sa papa la ndax sa papa Toumani Diallo naka njëkk vidéo sport ñoo bokkoon club Jaraaf. nekk équipe nationale ñu koy supporté muy xaritu Ayat ma Diop. nga ànd ak Aminata Paye muy suma doom mu dëgg yàlla kontaan naa ci dalal leen fii seen kër. merci beaucoup merci ñu ngi lay sant bu baax ndax xam nañu ni temps bi xat na ak sa emploi du temps bu chargé teewul toog nga waxtaan ak ñun dalal ñu bu baax a baax tey jii nii grand Serigne Sénégal mu ngi dugg ci situation bu metti ñu ngi ci loo xamante ne ni guddi gu bët setagul lañ ko mën a tuddee coronavirus dicté ñu luwaawam le président Macky Sall daar ñu gis ni bërki démb ci guddi gi mi ngi doon waxtaan ak askan bi daal di jël ci 1000 milliards yi pàccal ko waxtaan ak askan bi ñu dem ba lenn xaaw ñoo jaaxal mooy loi bu mag bu nga xamante ne ni ñu bëri xaaruñu ko woon waaye ci discours bi boo ci daal di dellu si waat te luñ ci mën a jàngat. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax ci waxtu wi ngeen ñëwee dafa nekk waxtu woo xam ne du sax càggeenoo yee nit ñi wante am na ba lu ñu war a leeral ci seen bopp. fii réew mi toll ndax ñu mel ni yéen ci Sénégal ak Afrique ak àddina bi yëpp lu ñuy wone ci télévision bi amatul lu ñuy werante amul sikki sàkk du ay caaxaan du ay fo du ay cinéma waratul woon toll fii bay wax nit ñi naan lii ci dëgg-dëgg am na. kon kenn ku nekk da nga waroon fagaru sa wàllu bopp ba pare sa biir kër ak sa njaboot sa pénc sa quartier ba Dakar daj ak Sénégal daj wante lii ñu gis nit ñi nekk ci mbedd mel ni dara xewul loolu bokk na ci li nga xam ne incha allah bu ñu waree faj mbir mi tamit ci lu koy tardeel lu koy yéexal ndax ni nga ko waxee président de la République le 23. boo leen jàppee 23 mars ci la jëkk wax lu jëm ci mbir mi boo leen ko fàttali ko ci la wax ne damay def état d'urgence jël décret xam nga loolu ci boromu xel waroon naa doy won na ne mbir mi ne yegg na foo xam ne lu dul guerre ci biir dëkk lu dul xeex ci biir dëkk guerre civile du yëkkati état d'urgence. du caaxaan. kon état d'urgence bu jógee am na lu ko waral fi ngay sukkandiku mooy fa ñu ko wéer muy loi boo xam ne 1969 lañ ko wote ci Sénégal. kon loi boobu moom Macky Sall juróom-ñetti at la ñu magante ba ñu koy jël Macky Sall juróom-ñetti at la am kon andiwu fi loi bi. lu tax ñu jëloon loi bi ci 1969 dafa amoon grève bu metti fii université. 68. mu topp ci grève générale des travailleurs du Sénégal. 88. nit ñi reyante ba bourse du travail 11 rue Escarfet angle Moussa Diop nit ñi dee ci président Rabbi Senghor def état d'urgence ak état de siège xam nga boo gisee may fàttali loolu pour wax ne état d'urgence foo ko dégg ci àddina rek xamal ne jàmm jiix na fa ak lu ko waral kon bi président defee état d'urgence ñu dox tuuti ñu wax ne nit ñi bàyyi leen jaabante beeg dema dikk bi ñu war a xam ne defoo ko ci sagum ak loo neex
ñu jóge fa ñu ñëw assemblée nationale ñu ngi ko junjee bi ñu génnee assemblée nationale ci lay door a def mesure yi nga wax ndax 1000 milliards yi dafa wax naka la ko pàccoo wante teel na ko wax ba fàttali ko wax na ko lu jiitu loi bi. te ba fàttali ko bu ma ko waxee ñu ngi naan fu mu koy jëlee benn nee fu mu koy jëlee ñaar 1000 milliards yi ëpp na amu Sénégal. ñu koy wax ñetteel ba ñu naan fu ñu koy dugal waaye moom moo tontu ci discours 3 avril tontu na ko. mu pàccal ko. xam nga loolu tontu boo xam ne wax dëgg yàlla ñi nga xam ne yàgg nañ ci état yàgg ci liggéey ak état wala di bàyyi seen xel ci yeneen état yi doxe xam nañu ne liggéey boobu xel mu jub moo ko liggéey yéene ju rafet ngir dimbali Sénégal yi te dimbali Sénégal mooy dimbali sa réew ñoŋol wante wax nga ko ni mu ko tasaaree amul lenn loo xam ne boo ko jëlee ber ko du lëkkaloo lu tegu ci moom xam nga nii dañuy jàpp ne président bi nee na damay jël 69 milliards jënd ko dund jox ko 1 million de ménages du dëgg bi ci des ñu wax ne entreprise yi fi liggéey président dina fexe ba impôt yu ñu amee loon état bi mu tudd IS rawatina surtout impôt sur les sociétés ñu aj ko. ñu aj ko tuuti. ñu wax ne courant bi ñu nekk tranche sociale du wax nañ ko. 15 milliards la foot bu def. waaw xam nga 15 milliards yooyu dañu tàmbali yow yaa ne xam nga fu ñu guddi bu bët set lekk ko. kon bu koy xeet ndax bu maara day taali bu fi naree yàgg ndax du dolli day dolli moo tax yéen ci loolu ngeen ñu mën a dimbali lu ñuy xeeb amu fi dañuy tàmbali xamuñu fu ñu jëm ak mbir mi. mais est-ce que séddale bi grand Serigne dina sotti 64 milliards pour la santé 15 wax nga ko léegi pour Sénélec bi 3 milliards pour ndox bi ndax dina am ndax nit ñi ngi naan kañ la koy jox ak yooyu da ko pàccal 12,5 milliards mu ne diaspora bi ci biti réew est-ce que ñoom dinañ ci gis seen bopp. tey jii nii gis nañu ni Horizon Sans Frontières ki ko jiite di Boubacar Ba ba muy pàcc mbir mi ba mu ko daal di wàññeek yooyu gis nañu immigré bu ne 12 000 francs lay am. voilà gis nga loolu. mooy gàtt xel dëggantaan parce que soo buggee jël 1 million ne da nga koy diviser astafurlah nga jël 69 milliards diviser ko par 1 million ku nekk am 69 000 francs wala 12 milliards ku nekk am 12 000 francs demewul noonu parce que facture ndox yi yow soxla lu ñëw sa kër suñu kër Aminata Bay kuy jaay ndox du Sen'Eau amul li sama client yi yow kay boo jëlee sa facture fayal nañ la ko. mooy bii la koy fay wala bi ci topp. bu échéance bi ngeen war a fay bu jotee dina ko def parce que bu leen ci sonn ñaari mbir a am mu egg si mun leen téye leen ko bu leen fayeeku bu jotee naa ko fay kooku seen yoon newatu ci parce que yéen a war a dimbali président mais bu ñuy faraatu ay ñaaw njort di ko laajte nit ñi dañuy jaaxle te fi mu nekk kenn ku nekk sa cër mooy dalal xelu nit ñi parce que man du ñu fay sama ndox du ñu fay sama courant mais ñi nga xam ne dañuy fay seen ndox maa ngi leen di wax ne. bu fekkee ne la 15 dañu war a fay président dina ko fay bu ko fayooyu la 15 yéen doo ko fay donte day xaar ba xaalis bi gën mu fay loolu man Abdoulaye Diop Makhtar maa ngi ko wax te yomb na man nekkoon naa directeur général SONES ñaata at def naa fukki at ak benn ci biir société boobu. tranche sociale boobu ñuy wax ci man ñi ko gën a dëggal ci laa bokk SONES maa fa dugal. retraité yi di fay bu ñu jotee seen pension kon fi ñu toll bu président waxee ni cliquer leen dañ leen wax ne la am na 10 000 clients Dakar am na 7 000 Pikine am na 8 000 Ndar ba Sénégal daj ñu ne ñooñu seen facture mars ñaata la temps la état bi fay ko seen ñu ñëw ci xam nga lu seen problème ku jot sa facture yi diggante bi neel président dina ko fay bu nekkee tranche sociale. mais il faut nga leeral tranche sociale parce que am na ñu yaakaar ne tey jii nii boo doonee sa kër nga xam ne lépp dina baax président moo lay fayal.
bu leen baaxee. ñoo xamante ne mën nañu joxe. non déedéet. ñan la war a fayal. parce que ñëpp yaakaar ni ñoom la ñu am. non non waruñu koo yaakaar parce que président bu dee ndox mi wax nañu ne tranche sociale. bu dee courant kenn ku nekk xam nga li ngay fay. te kenn mu ci na président parce que situation bi sa moo koy génne. yow bu ñu génne tey sa facture nga dem nga ne man ci laa bokk dañ naan bokkuloo ci parce que li bokkoo ci bi tranche foog nga dimbalante parce que mbir mi ñi ko mën nañu xam ne bokkuñu ci. diaspora bi ngeen di calculer naan 12000 du affaire 12000 moo xam ci naka te dama koy wax ci kaw a kaw man yàgg naa tubaarkàlla ci état bi xam naa ni état di fonctionner dama ne kenn jëlu xaalis bi di ko séddoo xaalis bi dañu ci diaspora bi la jëm benn ku nekk États-Unis États-Unis xam nga ne hôpital amul sécurité sociale. moo ñu bari xamuñu ko amul sécurité sociale amul assurance xamuñu ko boo nekkee Amérique feebar ñu war laa faj amulooy fay ci xaalis boobu lay génn soo fa nekkee ñu ne ñii ñoo nekk Jersey ñii ñoo nekk Wisconsin. président mu ne ñaata ñoo nekk Jersey ñu ne am na 500 Sénégalais mu ne gars yi 10 millions yi faral jënd ci dund. yow sa kër ak sama kër man. bu ci ñaar fukki di nekkee mun nañoo dépenser 3000 francs año ko ah kon ko ñu jox 5000 francs pour ñu añ dañ ci mën a añ wante boo ko jël 5000 francs dama koy tas kenn du añ kon noonu lañ koy déggee waxuñu ne ku nekk émigré mën nañ la jox temps la xaalis bay faji loolu moo mat a xam kii feebar na doomam mu ngi fi amul paas yooyu la ñuy régler problème yi ci biir Sénégal wax nañu ne pour dund gi dañ lay jox saaku ceebu 100 kilos loolu la ñu wax. jox la diwlin. jox la suukar jox la pâte alimentaire yow waroo cee bokk man bokkuma ci. ñun du ñàkk dañu war a dolli nit ñi mais am na ñoo xam ne ñu ngi ne siiw seetlu ci. waaw. dañ ko wax bi ci des mooy li ñu war a dëgg mooy entreprise parce que dëkk yu ci bari. bu doon ñoom société ñu leen di seetaan. dañ leen di seetaan artistes yi maa ngi dégg ay artistes ñuy xuloo seen biir. du siiru nga de ñu ne dañuy wax Macky Sall ne ko ci weer wi amoon naa ay contrat waroon naa def show dewatuma ko dañ may remboursé. maa ngi dégg président fédération basket dégg bu baax. waaw. ne nañ ko jox ci xaalis bi mel ni xaalis bu ñuy séddoo loolu tegu na ci yoon moo tax foog nit ñi ànd ak dal du xaalis bu ñuy séddoo xaalis bu ñuy dimbali nit ñi la kon ci wàllu woowu li nga xam ne moom laa mën a wax mooy benn nañu gërëm président ci mu def ñaar ñu wóolu ko ñett ñu rafet njort ci ñu ko yor te nag bàyyi suñu xel wax ñu ne lii daal jar naa criminaliser ku ci lekk kilo dugub ndax sàcc ko wala kilo ceeb luñ la teg rek ci fiit na man xeet na ko exactement bu ñu taxawee ci déclaration 3 avril bi 20h poñ bu nekk mu daal di ko wax 10 yoo xamante ni bu nekk dafa am solo mais bu 8 bi moom moo nekk benn problème mu ñëpp mu wax ni li nga xamante ne mooy nouvel ordre mondial xel yi jaxasoo nañ foofu ndax su fekkee dafa ñëw buy wax ne dafay mettre l'humanité ak humain bi ci lépp li nga xamante ni dafay rek doolewaat yenn taxawaay ci biti réew aussi tamit xel bi dina jaxasoo boobu ba tey ñu ngi naan le président Macky Sall day jéem a di am lu mu lay taayale ba indi fi loo xamante ne du sunu yëf. moo tax yenn saa yi di déglu lu ñàkk ñu mel ni ñun. nga xam ne utuñu pal ci politique dafay baax loolu maa ko ci ko président Macky Sall. soo demee ci interview bi ma def semaine bi ko jiitu ak 2STV ak Cheikh Diaby nee naa ko lii buñ ci génnee c'est un nouvel ordre mondial mooy gën wax naa ko avant Macky Sall. bien sûr. lu tax li Macky Sall wax ñi nga xam ne politique guñu ñuy sociologue yi ñuy économiste yi ñëpp d'accord nañu ne jamono bu ne ci ni àddina changé doxalin ci ay mbir yu mel ne jóge la ci guerre.
bi ñu jógee deuxième guerre mondiale ci la am la grande révolution industrielle. du dëgg noonu lay toppee xam nga dañu ne nouvel ordre mondial moo ciy génn. ñëpp jàppoon nañu ne bi àddina doxi ba ñu génn ci guerre mondiale yi fédération état yi boole leen mooy dëgëral doxin. mondialisation ñu gëm ne mooy dëgëral doxin. libre échangisme ñu gëm ne mooy doxal kii bi waaye léegi xoolal sa yónni sa xel depuis décembre. lan moo xew ku nekk tëj nga say frontière est-ce que yow jàppoon nga ne ci àddina ne dañ toog ba italien ne France doo dugg suma dëkk. mondialisation bi mutation sa bi. xel est-ce que mosoon naa jàpp ne di nga toog ba américain yi ne canadien doo dugg suma dëkk. alors que ordre mondial mooy libre circulation des personnes et des biens des flux financiers et des échanges. léegi yëpp jeex na kon Macky Sall li mu wax daf ko jël ci ay borom xam-xam boole ko ci jarul xuloo loolu moom parce que mu neex mu naqari mooy am boo ko jëlee ci Afrique. moo amoon ci diggante état yi yow jàng nga da nga daan dégg ñu naan les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts. des intérêts. du dëgg waaw koo xam ne amuloo ay ami amuloo intérêt kon jiitaloo sa diggante ak nit ñi or fi mu nekk ñëpp état yi boo jàngatee mbir mi mooy ce n'est plus l'économie qui domine c'est la sécurité des états qui domine fi mu nekk utu lañu xaalis mucc la ñuy ut fii àddina bi tollu tey ku nekk yaa ngi jéem a mucc kon ci biir ordre boobu am Macky wax ne nit ki yërëm nit ki dimbali nit ki loolu mooy replacer l'humain dimbali nit ki yërëm ko di ko sédd cër mooy tey jii gis nañu ne bu waa chinois yi sëqatee waa Amérique tisooli ñu bokk feebar kon léegi bala ngaa defati dara na nga ci sédd nit ñi loolu Macky Sall du xam-xamu boppam mais xëy na ay pexeem lay jël fekk yeneen chef d'état ñu seet naka lañ koy doxalee mais li ma gëm mooy ordre mondial bu bees foog mu am te ci ni muy beese nag mooy wóor na ne Sénégal gi dañu def ci ay tali def ko ci ay pont def ko ci ay autoroute wóor na ne lu ñu toll wala xaaj bi feeg juróomi at lu ñu am def ko ci hôpital def ko ci dispensaire def ko ci ay garab. mais yaa ngi wax day njeexitalu mondialisation bi nga xamante ne yaakaar naa fii ak weer la ñu wax ne virus bi dina def. kañ la commencé virus bi ñoom ngi bugg am ñetti weer di décembre la commencé woon ñoom daal xamul wóor nañu ñaan yàlla mi kenn xamul kañ lay jeex kenn xamul kañ lay jeex benn te bu jeexee li mu jur lu jeex conséquences yi moo dul jeex. xam nga tàmbale ko ci école naka la ñuy def ak élèves yi du ñu jàngaat. mën nañu reprendre mën nañ ko reprendre. dañuy jàngaat. bu ñu jàngaatee day am vacance wala du am vacance. dina am vacance. gis nga loolu nag ndax du am conséquence ci at mi dellu si. si niveau xale bi surtout. du noonu boo ko jëlee tam ci affaire industrie taxaw am na chaîne industrie yoo xam ne pour nga relancer leen concurrent marché bi beneen affaire la. moo ko toujours ci nouvel ordre mondial bi Sénégal premier baril de pétrole kañ lañ ko doon séenu 2023. waaw léegi ñu ngi séqal pétrole bi ca Sangomar profond séqal ko ñoom ci Grande Tortue ay Ménine ci bokk ko Mauritanie dañu wax ne xaalis ba ñu doon séenu pour financer mënatuñ ko. kon dañuy aj problème xam nga lu tax parce que dollar bi léegi matatul $20 par baril te li ñu doon liggéey di ko théoriser ñu ngi ko doon théoriser ci baril à $60 jëm kaw. waaw loolu est-ce que ñun du fausser suñu programme économique dans le cadre du PSE est-ce que du fausser le PAP le PAP programme d'action prioritaire du noonu bi ci des ñun tey jii ñu ngi nekk ci signer ay code pétrolier code gazier code minier bañ koy voté ak contenu local dégg nga ko. waaw bañ koy voté ci yeneen jamono lañ ko voté yeneen i xalaat waaye yooyu bu weesoo léegi te nga bañ li ngay liggéey rëcc la ndax doo am loo soppi ci code bi
loolu ñun mooy suñu métier ñun. waaye tey jii nii ñu ngi wax ni wàcc na li nga xam ne moom moo di gaz bi te teewul affaire yaa ngi gën a dëgër lu tax wàññiwuñu électricité bi. grand Serigne xam nga loolu du lu automatique parce que da ngay seet yow mu ngi mel ni yomb na laa expliquer sax yow da ngay jaay ceeb wala ngay jaay basin yaa ngi ko jële Autriche ba nga ko jëlee te yaa ngi commandé 30 000 mètres basin boo xam ne yaa ngi ko jëndee njëgu 2019 ba fii mu nekk mu ngi say loxo jaayee goo ko du caageenu dollar bi da wàññi ko da nga wàññi si prix basin li nekk sa wax noo koy def xam nga moo tax foog ñuy waxtaan bu yaatu parce que Senelec produit yi muy defaree électricité bi di ko togg électricité jënd ko weer wi du dëgg ay contrat yu yàgg la loolu foog ñun ñu leen ci moo tax boo gisee ma daan wax toujours gouvernement bi ne nañu defaraat caisse de péréquation des prix suñ ko defoon moo xam ci ceeb bi la wala ci pétrole bi suñ ko defoon njëg yi du yokku mais loolu yëpp bi nga xam ne dañu libéraliser économie mondiale lañ ko yàq parce que bu njëkk bu amee caisse de péréquation et de stabilisation des prix gouvernement bi bu fekkee dañu jëndee ceeb bi mettons 100 francs kilo di ko jaay di ko gën a koy jaayee 100 francs bu ceeb bi baissee mu jël différence bi denc ko bu ceeb bi yokkaate mu dimbali ci nit ñi loolu li ko andi mooy libéralisation mais gis nga li muy jur xam nga fi mu nekk ñëpp ngi ne jàkk di xool Macky Sall ñi ginnaaw yàlla gi ne moom lañu yaakaar ñi ginnaaw yàlla gi moom lañu bëgg a jàppale ak bu mu jeex loolu moo lay won place état bi léegi ci biir dundunu parti dëkk bu nekk bu njëkk dañ naan banque yi war nañu nga door a xam ne état entreprise ak banque ak homme d'affaires rek milliardaire mënoo dem sans état est-ce que sa xel mas naa jàpp rek ñu yeewu fii ñaa état bi lay jox 250 milliards entreprise donc on revient à ce qu'on appelle la centralité de l'état ça va modifier l'ordre des relations beneen bi ci biir relation yi tamit ak biir politique yi li ñuy wax ne dañuy mettre les hommes au cœur du système mooy ci wàllu formation bi xoolal tey jii Sénégal am na peut-être direction de la recherche mais feebar bii ni ci ñoom professeur Seydi taxawee ba fës ci àddina bi est-ce que jarul tey bu ñu daan def 1000 francs ci recherche ñu def ci 100 000 francs waaw wante tamit yaa ngi assemblée nationale Covid 19 bi gis nañu mu taxaw mu mel nii tamit état dafay di am problème di def cotisation wala boo préparer benn budget bu am solo jëmale ko ci parfois pandémie wala épidémie moo ñu dal ak virus bi di Covid 19 préparer wuñu benn gafa ngir xeex une fois pandémie bu amee réew. si soo jëlee budget ministère de la santé nga jël budget programme lutte contre les épidémies épidémies yi nga xam Sénégal xam nga mooy tuberculose mooy paludisme ak yooyu li ñu ko daan faje loolu la ñu doon jox ci xaalis yokku ci tuuti parce que kenn xaalis dina am kii coronavirus. mais état dafay prévoir. mais kan gouverner c'est prévoir. mais soxna si ban état moo prévoir coronavirus. non amul mais épidémie que ça soit corona bu mu mën a doon dañ ko war a xaar. dañoo war a xaar yenn kii moo tax ma ne boo demee ci budget ministère de la santé on a mis de l'argent pour la lutte contre les épidémies. ah bon. ah si ak commencement wu feebar bi li fi am lépp. mu dem ba nit ñi naan est-ce que du histoire dafa dab Diouf Sarr bi mu waxee woon ni préparé woon nañu ay plan de riposte hôpital bi à la fin la ñu gis ne hôpital Fann rek lañ ci préparé woon. non gis nga dafa am waxin ak déggin bu ñu waxee ne le plan de riposte mooy li ñu jotoon a am ci matériel ki nit fu tekk ñu teg fa bu mbir mi amee amul ci monde bi benn état boo xam ne yaa ngi defar sa budget comme ñun muy commencer janvier de l'année yéex décembre nga dem xool budget mu prévoir ci ay crédit pour combattre kii bi moo xool firnde bi France amul ay masque France amul respirateur artificiel ak yeneen dëkk Europe yi France dem nañu ba arrêté usine masque yi dem nañu France ba wàññi personnel hospitalier yi
xam nga yow yaa ngi ci télévision yi avec les gilets jaunes manifestation docteurs yi. infirmiers yi anesthésistes yi urgentistes yi parce que dañu kenn faalewu leen woon. sage-femme yeeg yëpp. ak sage-femme léegi ñoom bu ñu xam ne coronavirus bu ñu toogee 3 mois ñoom ñu préparé ko Abdoulaye Diouf Sarr ministère am ba muy defar budget muy ñëw ci ñun direction la contre les épidémies doté woon nañ ko mais la fa nekk ci xaalis moo ko matewul moo tax président jukkiwaat xaalis jox leen. 64 milliards avant boobu. waaw léegi boo gis nga 64 milliards soo ko jëloon nga méngale ko nga dugalaat ko ci budget ministère bi ci ngay gis ne ëpp na au moins 10 fois lañ ko doté woon. moo lay woon ne bu ñu ko xamoon def ci 74 milliards yi mais loolu kenn prévoir wu mu ngi mel ni dëkk bu am tremblement de terre rek voilà noonu nga koy seete dëkk bu am tremblement de terre mare d'Italie pays africain boo xool suba ñu ne am na tremblement de terre mais doone ministère des infrastructures prévoir lu xaalis pour tremblement de terre donc c'est un peu ça alors moo tax tamit ci biir loolu da ngay tax sax moo waxtaan yow ci loi habilitation. ci laa bëggoon ñëw ndax gis nañu ni yow waxoon nga ko bien avant sax ñuy yegsi ci le président Macky Sall di ko laaj. mooy ba muy avant muy décréter état d'urgence bi. yaa ngi doon wax ni faaw ñu def ko pour bu ko defee muy mën a am par ordonnance. bañ di xaar député yi ci plénière yi muy gudd ak yooyu noonu. ñu gis ni bëri na ci kujje gi ñoo xamante ne ni ànduñu ci ñu ngi doon wax ne buñ ko joxee droit yooyu nëpp day def lu ko neex. tey ban jàngat nga am ci waaw léegi dama xam waa loolu dama lay expliquer loi d'habilitation bi joxul Macky Sall pouvoiru assemblée nationale yëpp ma ñu njëkk d'accord ci loolu. tous les droits. fi ñu toll ñun député yi bu ginnaaw ëllëgee bu ñu neexee ñu réunion voté ay loi xam mu njëkk a leer parce que ñoom lu ñu wër ci bopp nit ñi mooy bu ñu joxee Macky Sall habilitation am ñun dañu dem tëdd suñu kër nelaw loolu amul. ma jox la benn exemple xam nga yaa ngi dégg ñu bari naan feebar bi boo jëlee sa xew mu wér ñu naan boo jëlee xobi nii mu wér donc ñooy médecin traditionnel la or ci assemblée bi fi ñu toll nii am na benn loi bu ñu fa dugal pour autoriser la médecine traditionnelle ma jox la ci exemple mais su bureau assemblée bu ko neexoon mu réunion semaine prochaine ne kaay leen ñu étudier la loi sur la médecine traditionnelle. boo leen ko defee ndax médecin yi ordre des médecins duñ leen mere. non dama la boo gisee ma lay wax exemple boobu rek dama la koy wax pour wane ne la ñun nekkuñu vacances. dama la jox exemple ne la loi habilitation ci ñeent yi la jox Macky Sall baat juróom lañ ci bind mais naa la wax lu tax ma la ñeent. mooy charte bi njëkk bi ñaareelu charte bi mooy habilitation bi du weesu ñetti weer mooy deuxième condition bi juróom yi ma la wax nag mooy benn dañu wax ne ci wàllu économie lépp loo xam ne loi da ko daan tëral bàyyi nañ président bi mu koy tëral par décret wala ordonnance waaw muy benn ñuy wax ne bu jee matière budgétaire lépp luy suñu cër bàyyi nañ kook moom mooy li nga doon wax léegi budget ministère des sports budget ministère de la culture. nga fay. budget ministère de la culture dama jox exemple. budget ministère développement industriel budget ministère des infrastructures. fii amoon naa fi 50 milliards jël naa décret jël naa fa 45 milliards dugal ko ci fond bi. fii dugal lañ fa 20 milliards nangu naa 10 milliards dugal ko ci fond bi gis nga fond bi ngay dégg ni 1000 milliards yi au moins une bonne partie ci budget bi ñu wote lay génne. bu soppi woon wala yit mu diigaloon conseil économique social environnemental ak haute collectivité territoriale. lu ko ñu koy def. loolu nañ ko diigal jël fond boobu noonu. non parce que loolu ci ay institutions Sénégal la bokk. xamuloo ne li gën a neex. mais Sénat bokkoon na ci teewul diigaloon nañ ko pour daal di faj mbënd bi en septembre. est-ce que fajoon nañu mbënd mi mi ngi noonu parce que da ngay seet leen lu ne lu tax ñu def ko bañ koy def du ñàkk dañu ay pexe pour bañ a tas assemblée nationale. dañ ko doon def parce que ñi ko defoon nekkuñu woon majoritaire yooyu ci yooyu kuréel parce que damay wax ne li gën a yomb ci opposition mooy koo xam ne mosoo gouverner. mosoo liggéey ci état lu ne nga naan ni lay demee boo seetloo ñu bari bu ñu nekk opposition bu ñu xasee ba dugg ci gouvernement bu ñu génn dañuy changé waxin xam nañ du la neex def Abdou Diouf moo wax ci boppam ne ma boobu maa ngi ci gouvernement bi. ne ma xam nga li metti ci état
mooy bis bu jot nga xëy def loo bëggul woon def ak bis bu jot nga bàyyi loo bëggul woon def ndax état la ci force dégg nga wax. kon état dafa am réalité. bien sûr moom laa lay saraa noonu xam nga nekk ci biti naan nañu tas conseil économique et social nañu tas assemblée nationale loolu du faj mbir mi parce que ay institution dëkk bu mel ni Sénégal foog ay institution dund bi ci des ma ñu dellu ci loi d'habilitation bi doon la wax ne la bu ñu nee président de la république dañ la habilité mooy assemblée nationale baat yi nga xamoon na ko ci économie jox nañ la ko wax naa la sànq affaire gaz bi ak pétrole bi kooku mun na jël loi pour modifier code gazier wala code pétrolier parce que loi koy doxal ci budget bi wax naa la ne pour mu jëlee xaalis ministère de la santé ministère de la culture ak ministère pour yóbbu ko ci fond bi foog bu amuloon habilitation foog ñu def loi de finances rectificative dafa jël décret rectifier ko bu dee le domaine financier dégg nga mu ne dañuy jéggal entreprise yi kon il faut modifier le code général des impôts bu na la ñoo assemblée dafay gudd du dégg gis nga ne ñu ne dans le secteur de la santé mais loi mooy fixer retraite nit ñi tey jii yow bugguloo benn médecin dem retraite am déet bugguloo benn infirmier dem retraite duñu nekk fi di wote loi mun na jël une loi exceptionnelle ne maa ngi prolonger activité tout le personnel de la santé mun na jël loi wax ne le personnel de la santé bi dem retraite en 2019 nga xam ne ñu ngi ak seen doole jëlaat naa leen dama lay expliquer dama lay expliquer parce que li may wax nii man ay xam-xam laa waxewuma xalaat li may wax ñu bari xamuñu ko parce que newuñ ci biir gouvernement bi xam nga xalaatul woon ne loi bi mun na may président mu ne bu leen retraité ren bu kenn retraité ren ñu nekk santé parce que on a un combat pour la santé moom laa lay expliquer ñu fekk ku mel ni yow dem nga retraite 2019 mu ne la toogal décret lañ signé kon loolu mooy secteur santé ci secteur sécurité laa la doon wax ne la mënoon nañ ko bañ a bind parce que assemblée nationale amul baat ci sécurité mais dañ ko ci jox parce que xamuñu luy xew ëllëg ci suñu frontières yi parce que ci wàllu sécurité ak défense benn baat la assemblée nationale am ma koy wax sénégalais yi mooy bu fekkoon ne président de la République dafay def déclaration de guerre contre un pays il faut que l'assemblée nationale siège en dehors de ça on mënoon nañ ko cee bañ a bind kon ginnaaw ñeent yooyu beneen loi bu nekk ratification convention lu ne assemblée mën na ko réunion kon ñi leen di wax ci mbedd mi xamuñu lu xew ci loi d'habilitation muy benn bi ci des mooy du guléet ñu wote fi loi d'habilitation 1994 du woon couvre-feu du woon état de siège ñu voté Abdou Diouf loi d'habilitation pour modifier le code général des impôts kon foog ñuy waxtaan di waxtaane xam-xam ba ñu waxtaane xel ci loi d'habilitation boobu ak prérogative yi le président am. pour 3 mois. pour 3 mois. voilà du ci def ndëgg sërëx rek daal di wax ni désormais nañu daal di xool suñu plateau médical yi bu ko defetee ku feebarati fii bu ñu la yóbbu ci biti réew nañ la faje fii. mais kooku bu ñu amoon ay milliards sax ku feebar ñu bu la France ku feebar ñu États-Unis. pourquoi mu doon nécessaire. il faut nga génne biti réew. pour faju mais parce que. daf boo faatoo ñu indi la. non dama ne ñi toog fii. ak Amérique ak France ci yam buuru màkk li dëkk bari xaalis yëpp am na spécial amu fa dañ koy fay ci bitim réew foog ngeen di dawal seen xel am na ñoo xam ne bokkuñ ci gouvernement bi bokkuñ ci politique bu ñu feebaree bitim réew la ñuy faje parce que fii amuñu matériel bi. waaw matériel yooyu moom laa lay jàpp rek mu gën a baax. moom laa lay expliquer dama ne la déggoo ma la sànq bu ñu jógee ci lii investissement yi daan def ci tali yi. di ko jëf ci stade yi def ci point yi xanaa nañ ko bàyyi def ko ci mbirum santé. en tout cas xam nga yaa ngi ko nouvel ordre. waaw dama lay expliquer. ma comprendre nañ te ne. mënoo comprendre parce que dafay des xam nga yi ngay wax nii. fekk dama ko ciy kiiwaale rek non lu baax la. ah ouais c'est ça lu baax la parce que xam nga nit ñi dañ ci waxtu du ñu am ñu jàkkaar pour ñu expliquer leen. dama ne la amul benn dëkk ci àddina bi. boo xam ne am nga spécialiste ci xeetu feebar yëpp am équipement plateau médical ci xeetu feebar yëpp Sénégalais yi ñun am nañu ay brillants professeurs mais am na ñoo xam ne
amaguñu fi jumtuwaay yi maa ngi lay xamal ne am na professeur dañu woo Sénégal fii pour ñu dem faji France xam nga loolu am na professeur dañu jël fii ñu dem Maroc di faji léegi nag bu ñu jógee ci lii ma jox la sax beneen exemple marocain du fii la ñu ñëw ñu formé leen université Dakar médecine. moo tax léegi ma jàpp ne ci lenn laay d'accord ak yéen bu ñu jógee ci lii mooy que mooy bu ñu jógee mooy bu ñu jógee ci lii ñun ñëpp dañuy boole ci suñu biir pexe yi si biir pexe yi ñu liggéey ak affaire santé mais daal maa ngi lay xamal ne li wóor te wóor. ma jox la exemple yu simple rek ba pour ñu mën d'accord ci affaire faju à l'extérieur comme ay jeunes ngeen ay sportif ngeen gisoo joueur bu tànkam dem Espagne ñuy fajee ñu ko Inde dama jox exemple yu simple pour Sénégal yi xam ko gisoo joueur bu gaañoo Allemagne ñu ngi koy faj Belgique question de spécialisation yi yéen ay journal bu doon toppati gars yi seen waxu caaxaan yooyu. En fait c'était des questions yoo xam ne mënul woon ñàkk ñu ñëw ci. c'est bien c'est ça mais pour permettre la occasion nga leeral. loolu laay wax loolu moo tax ma ne kontaan bi nga posé question parce que loolu tax ma kontaan ci parce que xam nga souvent boo gisee wax ju bari di law ci Sénégal parce que sénégalais wax dëgg yàlla nag ay boromi xel lañu waaye nag boromi xel foog nga jox ko ñaari bi pour mu mën a atte xam nga boo dégg li olof yi daan benn pàq du lay. xam nga yow soo ma posé woon question bi ak ni ma la tontoo ñu bari mënuñoo comprendre lu tax ñu bari di faju biti. exactement léegi ma bëggoon rek ci ñaar ma boole leen def leen benn question laata mooy mën a ñëw ci statut Dakar mu ngi dem ci Covid 19 bi en tant que koo xamante ne mu diriger en tout cas communauté bii di Lébu lan ngeen def wala boog lan ngeen fas yéene ban geste ngeen ci def aussi tamit lii ndax du ab mbas boo xamante ne daf ñuy def clin d'œil pour ñu xam ni sunu borom mu ngi exister. loolu kay moom Sénégal moom foofu lay mujjee lii moom ku yabu dellu sa borom ndax su fekkoon ne dafay am ci benn dëkk nga mën ne bii dëkk lii la ñu sàggane moomu dal leen. waaw kay xam nga bu fekkoon ne li nga ma laaj Sénégal kese la dal dañ naan dañu sàggan lii dañu sàggan li mais àddina bi la dal lu àddina bi nag suñu borom kese la mën a jóge xam nga dégg nga première guerre mondiale am na dëkk yoo xam ne jaaru fa dégg nga seconde guerre mondiale ba ñuy sànni bombe la première bombe nucléaire atomique Japon lañ ko sànni du dëgg kon yooyu daan yem ci ñaari dëkk wala juróom benn dëkk wante lu ubale àddina bi yëpp même la grippe asiatique du début du 20e siècle eggul woon ci àddina bi yëpp kon ma jàpp ne lii dafa bokk li suñu borom di wax ne dinaa leen nattu seen alal nattu leen seen doom nattu leen seen dund moo egsi ndax nattu la ndax balaa la ndax musiba la génnul ñett yooyu man jàpp naa ne lii suñu borom la jóge su fekkee ne dafa jóge suñu borom bu dee nattu bu dee musiba bu dee balaa li koy faj mooy toroxlu jaamu su borom ñaan yàlla mu teggi li ci biir loolu nag ñun collectivité Lébu dañu toll woon ci jàppoon def ñaan mi ñaan def at mu jot far yi am. tëj nañ jumaa yi de lii ma lay bëgg wax nag gis nga ñun Lébu yi suñu affaire ci ñett yi la toog loolu baax li ma lay wax ñaan ca jàkk ya sarax ci penc ma tuur ca géej. ñaan ci jàkk moom ñaan ci kër yi laa la wax. mais bu ñu tëjee jàkk yi dañuy ñaan ci kër yi est-ce que yàlla moo ne forcément pour mën nangu seen ñaan ci njàkk ngeen may ñaane yàlla waxul loolu ci benn téere. li ñuy gis nii dafa mel ne loolu la nit ñi di imposer nit ñi nii pour nga jege suñu borom pour julli bi pour mu jàll il faut jàkk. déedéet yàlla suñu borom li mu jëkk a sant jullit yi te mu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko bool bëggee seen ñaan nangu bu guddee ba xaaju guddi jóg leen jàpp ñaan seen borom day nangu loolu laa gisuma feneen fu ñu bind ne ginnaaw Màkka ak Medina boo fa ñaan ñu nangu fa ginnaaw Màkka ak Medina dañ la wax ne julli jàkk yërmande la julli mbooloo yërmande la boo ñaanee ci mbooloo du ñàkk wante mbooloo julli ñaar lay commencé wala ñett moo tax gis nga foog loolu tamit boo borom xam-xam lislaam yi yee xelu sénégalais yi dama la wax ne suñu borom bi maa koy wax ci clair yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko dama ne lii wóor ci jullit boo newee ba xaaju guddi nga jóg sangu def ñaari rakk ñaan sa borom mu nangu loolu ñu wax
te dara du ko dindi. alors ma dellu ci mbiru léegi kon ñun li ñuy def ñu ngi koy def waa ne bi yoon boolewuñ ci publicité ndax yi mbir yi am fi mais li nga xam ne mooy suñu ay xar baax def nañ ko te am nañ ci yàqin ndax ñun duñu ay jaayil ay jullit lañu li ñuy def nag ci charte l'islam lañ koy teg jamono bu balaa wàcce ci réew mi ñu def ko ànd ak ñu koy def muy benn bi ci des ñuy séqal tamit ay ñaan ñoo xam ne nekkuñu Ndakaaru ku ci mel ni xalif général di Tijaan séq nañu ay waxtaan taxaw ci ay mbir su fekkee nag nit ñi li dal seen xel mooy ñu xam li ñuy def maa ngi leen di wax ci dëgg-dëgg ne ñun li ñuy def jël naa ci seede xalif général di Tijaan Serigne Mbaye Sy Mansour jël naa ci seede imam ratib bu Ndakaaru waaw bi ci des ci wàllu dimbalante boo leen bëggee boo leen di génn ngeen gis fii sama kër boo leen amee jot ngeen dem magasin bi ñu am ci cëriñ man li ma nekkoon assemblée nationale moo tax ma ajoon dimbal li may dimbal penc yi ak Dakar waaye ak 127 villages traditionnels yi fi mu nekk nii mu jëloon mais je crois que fële lu bon 2000 cartons savon nga fa ak ay 250 cartons wu Jovel gel yaa nga fa ak yu bëree bëri dama jàppoon ne dama koy def ci week-end bi mais mu xat mais xam naa semaine prochaine ñu commencé koo def li tax ma koy def dama gëm ne naam président Macky Sall defar na budget yaa ngi joxe mais kenn ku nekk boo dimbalee ñi nga tànnee te ngeen dëkk ñi nga tànn te ngeen bokk liggéey dama ne ndimbalu gouvernement bi dafay mottali rek fekk ku nekk taxaw ci. moo tax man ma jàpp ne bu ñu dimbalee fii ba 127 villages la ñu mën te wax naa la sànq soxna si ne la fu ñu jëm xamaguñ ko te yéen wax ci tubaab ne qui veut voyager loin ménage sa monture du dëgg ah ñu wax ci olof ne ëllëg du gan wande dañ koy yàkkal du dëgg moo tax da ngay def tey bàyyi sa xel ëllëg bu suñu borom defee mu yam fi nga xam ne lu ko mooy nga dencal pour ëllëg di dimbali nit ñi wande fi mu ne loolu man maa ngi ciy taxaw di jàpp nag ne lu ñu liggéey ci ay décret ay état de siège ay joxe garab joxe xaalis te yéen ñii di journaliste jàppale woon ñu wax ak nit ñi nañu toog seen kër lii du dara dul jëriñ. ñu ngi koy def. non xam naa non boo gisee. xam nga yéen voilà xam nga man dama jàpp ne cër la ci man. ma dugal sama wax ci ba ñu ne Abdoulaye Diop Makhtar grand sëriñ Dakar bokk na ci waxoon nañ toog suñu kër xam nga tax ma la koy wax. sëppul balcon bi gestu xale yaa ngi fee jël ci géej gi. mel ni dégguñu. te ba ñuy tëj école yi du woon pour xale yi nekk ci mbedd mi ba ñu tëj université yi pour dañu doon bañ nit ñi dajaloo. dëgër bopp la inconscience ignorance yaradiku. yëpp ngay boole. responsabilité parents yi. yëpp ngay boole. parce que dama la wax ne la ba ñu tëj école yi waxuñu woon xale pour ñu nekk ci mbedd mi. ba ñu tëj école yi waxuñu xale pour ñëw géej dañ ko tëjoon pour bañ ñuy groupe waaye ñu tëj ko ñu nekk ci mbedd mi groupe waat. kon foog ñu waxaat yéen ñi toog leen seen kër bala ñuy tëj seen kër yi te ñu tëj la sa kër nag mu ñu tëj la hôpital wala ñu tëj la Yoff. ma jeexalee sama waxtaan bi ndax xam naa ne temps bi dab nañu bu baax a baax yàggul tuuti sa jigéen sa xarit Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi wax statut Dakar. Dakar mi ngi koy bëgg a méngale ak yeneen dëkk yi nekk sous région yeeg Yamoussoukro Yaoundé yooyu neen statut spécial la war a am nit ñi bëgguñu ko dégg ñenn ñu ne ci ku jigéen ñu bokk ci sa parti nekkoon fay par exemple benn Barthélémy Dias bi ñu ko waxee exemple ci parmi ñu bari ñoo xam ne dégguñu loolu yow mi miin Ndakaaru d'accord nga ci. waaw alors Aminata Mbengue Ndiaye man gisee naa ak moom ginnaaw bi coow lu jibee moom ak ay vice-président man ma ànd ak Modou Mbengue Bayda saltige Yoff Cheikh Djibril Samb bu Ngor ànd ak docteur Daouda Ndiaye daf ma oowoon ndax mbir bi ngay waxtaane ci réforme municipale 1972 xam naa juddoogu leen woon laa ci jëkk bind la ma bind mu nga université Crédit la loolu moo taxoon Lamine Diack jël ma def ma directeur de cabinet en 1979 fekk ma nekk secrétaire général adjoint ministère de l'économie et des finances muy matière bu ma intéresse
bi ma demee ba mu wax ne moom ak ñi mu àndal waxuñu ne dañuy modifier statut Dakar ñoom dañu doon moom la ma wax ne dañu doon xalaat nañu ko tërale man leen nag kaay leen ma wax leen yéen moo yëpp dégg naa ko jàng naa ci journaux yi weer yële ca gannaaw kooku ñuy wax Cheikh Diallo ba mu ci waxee tontu naa ko ba mu saf-saf mu tëj gémmiñam citoyen la woon yéen institution ngeen kaay moo ko yéen dama leen di laaj ndax statut Dakar ngeen bëgg a changer wala statut maire Dakar ñaari affaire yu bokkul. ban lañ ci bëgg a changer lu mu la tontu. foofu laay wax fa laay jëmee pour jëm leen ci gutta damay laaj statut Dakar la ñu bëgg a changer wala statut maire Dakar ñaari affaire yu bokkul la. ma expliqué parce que bu dee statut Dakar nee naa ne kenn mënatul yóbbu Ndakaaru ëpp fi mu sës. ndax yàlla. waaye dama ko bind ko dama leen ne Dakar réforme bii kenn mënatul am bu gën a lu tax acte 3 de la décentralisation dama taxaw ak Macky Sall Aliou Ngouille Ndiaye ci buntu jumaawu Ndakaaru julli gii paase fekk ñu wax affaire marché Sandaga diggante Wardini Soham Wardini ak Aliou Ndoye ñu koy xëccoo ma ne président de la République mairie Dakar amul lu muy wax ci marché Sandaga parce que bi ngeen tegee acte 3 supprimer commune d'arrondissement def ay commune de plein exercice mairie arrondissement ñoo moom marché Dakar n'existe plus jublu baax li ma lay wax. ci acte 3 parce que avant acte 3 ay commune 19 communes d'arrondissement moo fi amoon. commune d'arrondissement bu nekk nga amoon 7 compétences transférées mu nekk ci loi bi 7 compétences yooyu leneen lu ci tegu ville ko moom dégg nga baax li ma la wax. léegi nag acte 3 ñëw supprimer loolu ne maires yi c'est des communes de plein exercice ba tax maire Fass gi nga dëkk ak maire Ndar ñoo bokk ay compétences. maire yi Mermoz sama doom jooju Barthélémy Dias Christiane sama jigéen la bàyyi ñoo bokk koñ fi Félix Jean Paul ñoo bokk màgg Félix Faure mais Jean Paul Barthélémy Dias maire Mermoz mook maire Kaolack ñoo yam pouvoir fii amatul commune d'arrondissement. Dakar amul commune d'arrondissement Guédiawaye amul commune d'arrondissement Pikine amatul commune d'arrondissement Rufisque amatul commune d'arrondissement Thiès amatul commune d'arrondissement yaa ko def kon statut Dakar bii moo gën statut PLM Paris Lyon Marseille amu fa loolu je l'ai théorisé devant feu François Moroy bu nekk international devant feu Ousmane Tanor et devant IBK l'actuel président du Mali j'ai développé ce discours là te booy commune d'arrondissement rek kon léegi lii Macky Sall def ba andi Dakar ci Dakar mënatul am statut bu ko gën xam nga lu fi des mooy communes yi xëy na communes yi am na yoo communes yoo xam ne amuñu doole nañ leen découper waat boole waat leen peut-être nga ne damay boole Plateau Médina Gueule Tapée Fass Colobane daf ko benn commune boole ci Gorée dama jox exemple parce que bu ci xajoon comme da ngeen yàkkamti bu ci xajoon moo wax leen fu ñu tàmbalee parce que ba ñuy tàmbali di def commune d'arrondissement 5 communes d'arrondissement la ñu prévoir boobu man maa doon ministre conseiller de Abdou Diouf en 94 sama bibliothèque yi manuscrit brouillon yi mu ngi si man ci ñi ko bind les 25 les décrets bi ñu signé brouillon yi mu ngi sama loxo moo tax loolu dañ koy sàkkal wax moom ma expliqué leen 5 communes d'arrondissement la ñu prévoir woon xam nga ñu prévoir ko pour la première fois 2 ans avant en 93 on avait perdu les élections législatives contre le PDS de 100 et quelques voix yaa ngi gis xaju fi loolu dinañ ci wax mais baax na ma tëjee foofu. waaw donc pour wax la ne bañ koy réformer dañu bëggoon maire yi kenn ku nekk nga sësët ñi nga yilif ñuy dox ba def ko 19 communes d'arrondissement mu amoon xëccoo li tax pouvoir yi complet wu woon ñi ñoo xam ne ñoo doon ville de Dakar ñoom ni Charles Mamadou Diop Lay Mbaye Jacques tout ça ne il n'est pas question ñuy jël pouvoir ville moo tax ñu séddoon ko noonu jox ñi 7 bàyyi leen la ci des Macky Sall ñoo def acte 3 jox leen pouvoir yow ak sa xel
est-ce que mën nga fay def lu gën loolu nag léegi waaw kay moo tax ma ne nag léegi nañu waxtaan yéen daal dafa mel ni statut maire ngeen bëgg a changé wax leen ko bu fekkee ne statut maire ngeen bëgg a changé dama ne ndakaaru gi ñi fi juddoo màgg fi mën nañoo yor ndakaaru loolu gën a gàtt bu fekkee da ngay nommer rek doo ñu jéggi en commençant par Abdoulaye Makhtar Diop. est-ce que du loolu la ñu bëgg. dama ne boo ko naree def mënuma jéggi man maa newoon directeur de cabinet maire nekk 8 ans adjoint au maire de Dakar nekk 10 ans président de la commune nekk le premier maire d'arrondissement Dakar moom nga am ku bëgg a nekk maire Dakar foo koy teg. mais pour stabiliser affaire yi parce que Dakar bëri na bruit. moo amul stabilisation dama ne wax naa ko ci français ku bëgg a contrôler Dakar fexeel ba sa parti gagné Dakar soo bëgg sa parti gagné Dakar jël ñi waa Dakar bëgg moo xam APR la moo xam PS AFP loolu gën a gàtt boo fexee jël waa Dakar jàppanteeg ñoom liggéeyanteeg ñoom mais Dakar ñaata ñu fi dëkk lu fi ba nekk maire fii Dakar ñaar ñu fi dëkk ba sa nekk maire Mamadou Diop ak Lamine Diack Ambroise Mendy njaago la Georges Gomis njaago la Lamine Gueye Ndar la jóge Clédor Sall noonu lu tax ñu mën fay nekk maire jaxasoo ak waa Dakar yi rafetoo ak ñoom di liggéey ak ñoom. yaa anguille sous roche. amul benn anguille sous roche dama lay ne man Ablaye Makhtar d'accorduma ci modification statut Dakar kooku sama point de vue la mais fa ma jëm ak ñi ko nar a def mooy dajale collectivité Lébu yëpp leneen def leen comme 1957. 1950 bu ñu bëggee voté loi bu ñu bëggee def référendum pour l'indépendance dañu dajale Lébu yëpp ñu voté ne ñun Lébu Dakar yi ak Dakar yi ànd ak ñun nous sommes contre l'indépendance bu Sénégal di dem indépendance Dakar reste département d'outre-mer maa ngi projet verbaux yi lii tam ku bëgg a réformer damay dajale waa Dakar yi man sama opinion ba wax naa ko pare ne nag waa Dakar yi lii la ñu bëgg lii mooy suñu opinion kalaa defar Dakar waxoo ak ñun. Grand Serigne lan moo nekk ci hôtel Ville de Dakar lu fa nekk. ci naka. li tax ñu acharné wu nii. mais personne ne s'est acharné dama lay expliquer amul benn maire dama lay expliquer du lu baax li ma lay wax Lamine Diack lu ko jëlee maire Dakar Lamine Diack du PS ne ko Senghor nekk PS Abdou ñu nekk PS boo nekkee maire Dakar ji bu président foog ngeen am problème. Mamadou Diop bi mu demee ba am doole ci lay am commencé am jaxasoo ak ñoom Abdou Diouf parce que amul benn maire de capitale boo xam ne am nga doole jubóog président nekk ci jàmm kooku du boo ko yemale ci Dakar mais dama la wax ne li gën a gàtt fexe ba sa parti gagné. amul rapport ak présidentielle 2024 bi ñuy dëgmal. bruit bi mais non amul benn rapport parce que yow ku la wax ne. ku nekkul maire Dakar mënoo gagné présidentiel Macky bi muy gagné président dafa nekk maire Dakar ah mais itam daw leen seen xel bu ñu gagné newul maire Dakar kon mun ngaa nekk maire Dakar président dañu gagné la donc le problème n'est pas là xam nga problème bi lan la mooy harmoniser fexe ba politique état bi méngoo ak politique gu maire yi te nag il faut que maire yi itam xam ne les communes ay démembrement état lañu. boo demee ba ci loi communale bi dañ lay wax ne le maire est un représentant de l'État dans certaines de ses fonctions tam foog ma leeral leen ko soo nekkee maire nag te nangu la nekk représentant État dafay am problème donc il faut que tam maire yi jàngaat texte yi te biir jàngaat texte yi gis nga fi mu nekk nii yow coow lu bari nga am ci biir dëkk bi parce que Dakar yaa ngi am 19 communes d'arrondissement mais li ma gëm mooy statut Dakar moom en tant que commune kenn mënu ko yokk deuxièmement kooku nag moo koy mais nga daggoo sa génn yaa nga wax naa nañ koy comparer yeneen ville Dakar amul benn ville bu Afrique boo ko mën a comparer ci point de vue de son institution du point de vue de son histoire mënul nekk d'abord Dakar a été ville en 1883 dégg li ma la wax Abidjan n'a été ville qu'en 1914 27 ans après 41 13 waaw Abidjan a été commune après Grand Bassam qui était le port Yaoundé moo nekk ville en 41 donc Dakar mënu ko comparer ñooñu muy benn ci biir loolu Dakar ba muy nekk commune de plein exercice Abidjan commune mixte la woon dañuy nommer maire bi Douala pareil gis nga bokkuñu affaire troisièmement Bamako bi ñu lay wax Bamako kañ la ñu commencé nommer seen maire mais coup d'état moo di Moussa Traoré
bi mu daanelee Modibo Keïta ñu aj commission bi su ma ainsi ci la ñu commencé nommer maire yi. Abidjan lu tax ñu commencé nommer waat maire yi dafa amoon maire bu tudd Emmanuel Dioulo li ma nekk li mu nekk Dakar moom Évrier la nekk Abidjan kenn mënu koo gagner élection bu campagne jotee bu gars yi mu ne vous là vous les Évriers il faut gagner allez moi je fais pas campagne mu ñu gagner mu gagner mais bi ko ñoom buggee sàkkal pexe parce que ñoom ay bawlo lañu dañ ko tuumaal dafa am ko muy doxaan soxnaam ndax ko tëj ko ci kaso bi dama lay jàngal loo xam ne du fiu Sénégal rek pour ngeen comprendre maire capitale li ci nekk. mais Paris Jacques Chirac mi gaañu tuumaal ñu ko ne dafay lekk xaalis bu Paris Tibéri tuumaal ñu ko dafay lekk xaalis Paris mook jabaram mu ngi noonu maire capitale moo délicat. il faut ñu ñëw waxtaan ci Dakar. non da ngeen di ñëw ci Dakar parce que il faut ñu def lu émission boobu nga xam ne dañ koy indi sax waxtaaj ñu def ko Dakaru démb ak Dakaru tey. comme ça moo tout le cheminement de Dakar. exactement donc enquête 221 ngi lay remercier du ñàkk am na loo xam ne bëggoon nga ñu laaj la ko laajuñu la ko. grand Serigne non xaju parce que seen émission bi waxtaan kii waxtaan la xam nga loolu ci moo ci intéressant amul fil conducteur da nga ne bàyyi mu wax ñu waxtaan loolu moo ci intéressant mais beneen yoon dañu jël benn thème rek parce que gis nga comme ni nga wax bu fekkee ne loi habilitation damay jël boobu affaire kooku cours de droit la. dama la jox benn exemple parce que xam nga loi d'habilitation mu ngi dangereux zone suñ ci boon affaire juridique mais ñoo ko bañ ñun man ak ñoom Moussa ñoom duñ ko dindi man Moustapha Niasse Seydou Diouf ay mbiru ñoo ni ministre de justice du ci am ñu waxtaan président mu d'accord ci muy benn. deuxièmement mooy affaire yi ngay wax nii les perspectives ëllëg kooku waxtaan bu yaatu la bu ñu génnee ci lii parce que ci perspective ëllëg yi delloo l'autorité familiale te pour nga delloo l'autorité familiale foog nga dimbali borom kër yi ñu am lu ñu jàpp mën a téye seen doom yi xam nga loolu jotuñu ci waxtaan parce que borom kër yi dañu am difficulté yi seen i kër te loolu nii état bi ci ñu mu méttee mu fay génne 69 milliards joxe ko war nañu bu ñu seddee ba ñu am xaalis ñu am loo xam ne dañ koy denc di ko dimbalee famille yu néew doole yi mooy bourse familiale yi mu tàmbale woon. léegi sa diggante ak Golbert Diagne ak ba nga déggee génn àddinaam nu mu la def. waaw dafa ma bett ndax man yëgoon naa fi bi mu feebaree nekk Dakar dafa daan yóbbante ci moom sax di ko seet ba bu mu delloo Ndar te bis bi muy génn àddina maa ngi jël suñu borom bi seede maa ngi naan man tee maa ut numéro Golbert woo ko. avant ngay yëg dese. ñu teg ci waxtu ñu tàggee ma ko alors mu nekkoon lu ma bett parce que foogoon naa ne te tane na bu baax te sama xamante moom ndeysaan dafa yàgg ndax lu jiitu ma nekk ministère des sports xam nga boobu temps Ndar ñoom seen footballeurs yi ak seen génération boobu ay Lamine Koura ay Toumani Diallo ay Demba Mbaye ñoom Thiam ñoom Yatma Diop ñoo bokkoon génération man ci laa ko xamal ak ñoom Kolo Diakhaté alors bi ma nekkee ministre des sports tam mu doon ko ma jàppale parce que bi may jëkk def fuural yi Ndar Balakos ñu ngi ko doon defee kër Fay Daare kër ñoom Alaaji Diouf ak ñoom yaayam Ndioufa foofu la ñu xamante woon nag daal ñu continuer nag jamono bi dañuy waxtaan ak deme noonu moo tax moom yàlla na ko yàlla xaare àjjana. en dehors loolu lan moo nekkoon seen diggante mu mel ni am na mbokk boo xamante ne invisible. waaw parce que moom ba ñuy def jumelage Ndar Guet Ndar ak collectivité Lébu ci 2014 vraiment wax na bu baax ne moom ci ndóoyenu Dakar la yaayam soxee ko daal mu wax ko benn ba mu jeex ñu xam ne fii la bokk ba pare bokk ci Guet Ndar te Guet Ndar ak Ndakaaru bennal daal mais ñu daan waxtaan lu bari de temps en temps ba bu nekk ci théâtre beeg yooyu yëpp daal nekkoon nit ku baax a baax yàlla na ko yàlla xaare aljana. sa digganteeg Pape Diouf bi daal di génne barki démb àddina. waaw Pape moom tam maa ngi ko xam exactement en 1988 ci naka 1988 gis nga poisson d'avril bu 1988 soleil moo ko génn nañu bind Claude Leroy nommé entraîneur du Sénégal alors bi ñu ko bindee ñu tekki quelques fan ñu am conseil des ministres ñu pare Abdou Diouf mais Abdoulaye Matar xam nga ne renseignement généraux ñu ne Sénégalais gëm nañu ne Claude Leroy mooy nekk entraîneur ñëpp ngi jubilé te xam nga ba 89 dañu génn ci histoire 88 dañu génn ci histoire bu metti PDS ak yooyu ñu bëggoon calmer jeunes yi. ñu amoon fa couvre-feu.
exactement amoon fa état d'urgence. comme nii mais état d'urgence moom Dakar rek la yowoon. exactement voilà alors bi nga xamee ne loolu am na ma ne ko man de xaw ma Couleur le Roi mais am na Sénégalais bu nekk Marseille boo xam ne journaliste sportif bu ma ko gisee ci laa ut numéro Pape Diouf woo ko Pape Diouf téléphoné Couleur le Roi fekk Couleur le Roi nga Cameroun noonu la fexe ba jëlee ko Cameroun yóbbu ko France andi ko fii négocier contrat ci loolu la ñu xamante nag bu di ànd di waxtaan ci affaire sport ba ni ma demee nekk FIFA xam nga nekkoon naa FIFA comité éthique jóge fa nekk ci juge à la FIFA pendant 9 ans alors ci dossier ba dañuy ci cas yu ba dañu daan waxtaan mais sans egg ci dossier yi parce que ku respecté woon charte FIFA yi la parce que ñun dañu waatoon ne li ñu liggéey duñ ko wax détail bi mais ci affaire wu ni confédération africaine daan doxee ñu ciy waxtaan ba li may mujjee wax ak moom mooy bi mu defee émission Talent d'Afrique di attaquer confédération africaine ci li mu nangu ñu modifié wu calendrier yi di football coupe d'Afrique ginnaaw bu saison bi tëjee en France en Europe loolu nag fekk maag moom dañ ci bokk point de vue ci laa ko wane ko maag yow ñoo bokk point de vue parce que waruñoo nangu ñuy jouer coupe d'Afrique bu en automne fekk saison bi tëj en France parce que day fekk joueur africain yëpp sonn coupe d'Afrique dootul am qualité bi nga xamee ne UEFA ñu ngi boo def FIFA mu ngi def coupe du monde des clubs moom tam mu amoon ci position bi ñu changé date di def ay année paire mu contre coupe d'Afrique à 24 mu contre ko te yëpp ñoo ci bokk programme ci la woon amul benn pays africain moom Pape Diouf boo xam ne am nga kantanu def coupe d'Afrique à 24 yëpp ñu bokk di ci waxtaan daal te maa ngi fàttali bi mu mujjee wax ak moom fekk mu def émission Talent d'Afrique ma nekk Dakar foog ne mu nga France ma woo ko ci numéro Marseille bi mu wuyu ma fii ma ko mais Pape maa ngi lay fixé maa ngi lay suivre mu ne ma mais grand maa ngi dugg ci avion bi mais su may dellu si rek ñu gis naa ko wax Yat Ma Diop comme ça alors bi mu ñëwee bi ma dégg tàgg bi nag ci laa woo Yat Ma mu ne ma mais barka démb bi jóge dem Côte d'Ivoire bu ñu jógee Côte d'Ivoire la ko feebar topp waaw ñu ne foofu la ko dalee xaw ma fii daal xaw ma fii la ko dalee mu nekkoon nag ku baax te gis nga bi mu génnee àddina ni ko nit ñi taxaw seede ko doy na firnde ci ay taxawaayam ci àddina daal yàlla na ko yàlla xaare aljana amiin amiin yow it sunu borom may la gudd fan ak wér gu réem nga gunge ñu ba ci kanam yaa ngi fi lool ci ànd ak wér ndax ku xam histoire nga te loolu la ñu am jaajëfal bu baax a baax ñu doon seetaan ci 221 Aminata Paye tey moom dafa liggéey ndax xam naa ni wan na ne ni ci kër mbokkam la ñu ñëw ndax doo muusa kawaane ba mu nekk ci ginnaaw caméra du ko sax nangu daf ñuy imposer boppam mais tey dafa liggéey gis nañu ségrégation bi ñu ngi koy ñaanal moom tamit bu baax a baax ndax mi ngi abattre liggéey bu am solo ci sa kanam ngay mbokkam vraiment moo ñu diriger mais teewul humble baa ngi fi woyof bi nanguwul sax diriger bi boo ko waxee mu ne dañoo xam ni boo xoolee ci ay picc sax misaal boobu mu ne faaw mu am ku jiitu ku ne ci ginnaaw yàlla bindee noonu àddina donc moom tamit dañ koy ñaanal bu baax lépp lu nekk ci xelam mu yeggali ko ci enquête 221 surtout exactement te ba muy ñëw dañoo indil ay qualité la indil chef monteur yi chef technicien yi Mokhtar Kébé en tout cas moom tamit ñaanal ko bu baax suñu borom gën a yokk xam-xam beeg liggéey bi Astou Camara kaay solo donc moom moo génn fii désormais donc moom moo ñuy gunge ci enquête 221 ci enquête sur 77 302 85 42 dinañ leen ko defal ci baa critère bi désormais Amina boobu luubal naa la fa gisoo fa dara jaajëfal ñëpp incha allah ba beneen yoon ak keneen ku ñu war a waxtaanal